jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca nim tegg bin teggi daan yi soxal li nga xam si moo di réewu Mali Sénégal mbégte la ci askan wi gis waaye itam transporteurs yi nee ñu marchandise yeeg lu ci bari ak tabaski di nga ko dëgmal jamono ji tembe kon teggi daan dana tax ba xëy na yenn yi mën a woyof daañu ci ñëw ci biir xabaar yi gëstu ban ko jagleel loolu ci bokk itam lu soxal lycée ba Nduppé Ousmane Sembène la fa am ni ay yàqu-yàqu rédaction bu ITV delluwaat na ca barab bu ni mel ngir càmbar mbir yam fekk nañ fa naxaru xol njaaxle itam jëm ci jàngalekat yi dañ ci ànd ak gëstu bu xóot boo xamante ne bi Pape Ibrahima Sarr Pape Alioune Sarr moo koy jukki dañ ci bokk itam Pape Ibrahima Ndiaye moom ma ngay toj ak faram fàcc joxal li nga xam moo jëm ci Transair lawal nay bàngaasam jëm ci Afrique lu ni mel fekk na itam tabaski dëggmal si lu mu ci mën ci doon tax na ba ñu bay daal di rafetlu wàllu gu ni mel dañu toppaat tam ab gëstoom ca na mu gën a yaatoom mbelli ba ni mbelli gànjargam ca gox yu mel ni diwaanu Kédougou ak lu ko wër rawat dëkk bi nga xam mooy rek Tankonto foofee jàppale ni kon nekk ni rek ni ay minière maanaam ay xeet société yu mag ñoo fay mbelli gànjar waaye ay doomu aadama tam ña nga fa ku ne ak jumtukaay ba ngay jëfandikoo sax jëfandikoo loo xam xëy na mën naa ni ci ñoom ngaañ ak tamit la fay dugg nekku nay doomu Sénégal dong ay xeet yi wuuteem ñoo fa nekk ànd ak ñàkkum karangeem Younoussa Gueye def enquête bu xóot jëm ci wàllu googee dañu ànd ak moom lii moo fees ni skis faram fàcce gi gërëm lañ cànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbali jëm ci mbirum Touba ñàkkum kaaraange ca gox ba Nduppé gaar bu mag barki démb benn waxambaane leen fa faat bakkanam moo taxit police ànd ak Xudaamul Xadim di ay élément ci wàllum kaaraange ca Touba def liggéey ba mu solo ba teg loxo fukki ndaw ak juróom benn lu ni mel tax na ba góor ndaak loo toppoon wàllu guddi mel li ñu bëgg mooy fexe rënki fekk nañ fa sax ay lu xeetu ko lu ñuy aaye ca dëkk ba lu ñuy naan ak ñoom seen ak ay ngànnaay ca gar bu mag itam faaw ñu def kem kàttan ba gën a aar itam lu jëm ci barab ba di marché ba ca gar bu mag ndax ay cantine yu àggut moo fa nekk ay at mi ngi nii fa la waxambaane yi wagabon yi di lëmbe di fa def naka sud noonam dañ toppan incha allah wàll googee ca na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy ak teggi bi CEDEAO teggi ay dañum gàlloon ci ndoddum waa Mali juróom benn weer mi ngi nii daanaka lu bari ci wàllum marchandise ak lu ci bari ci wàllum koom tàgga témbe woon diggante ñaari réew yi sa for si di ay transporteurs yi tam rafetlu wàllu guddi mel ñoom daanaka ña ngay xaw a dóori pocc ñi nga xam ñooy daw diggante Dakar Bamako di corridor bi lu mu ci mën doon Amadou Bari def na gëstu bu xóot jëm ci teggi daan yi CEDEAO tegg ci réew Mali Sénégal war a ca mbégte reportage. bu ñu yëgee xabaar bu neex bi ba léegi Khalifa Bakayoko dawalkatu camion di doomu Mali yàgg daw diggante Dakar Bamako mënul na ba mbégteem muy signe rek wane kontante. Je suis très content. Depuis que l'embargo est levé. mbégte la àndal ba ñu teggee sanction yi man camionneur la daanaka juróom benn weer ngi dama nekk chômage technique daanaka suñu activité yëpp la ñu wàññi woon métti woon na waaye léegi nii am nañ ci mbégte. On a attendu hier soir que c'est fini. On est trop content vraiment. ñu fekk ko ci locaux port Dakar yu nekk ci Bel Air juróom benn weer yu weesu yàgg ba mel ni du jeex. C'était long. Dans 6 mois là on a trouvé un peu de difficulté. juróom benn weer ñu teg daani réewu Mali métti woon na lool ci ñun laata embargo bi di am daanaka ay bés wala fukki fan yu ne doon nañu am chargement waaye jamonoy embargo bi doo sax daanaka am benn boo xam ne mën nga koo yóbbu. Si on a fait rapide là c'est 20 jours à 30 jours. donte mënul natt lum ñàkk ci jamono embargo bi amam wàññeeku bu baax a baax. S'il y a pas de travail là on gagne pas. li leer ba leer mooy boo amul liggéey moom doo am salaire métti woon na lool ci ñun juróom benn weer yooyu. 30 jours ici comment on va gagner. waa ji di malien itam mënul nangu ba léegi dogal bu CEDEAO jël teg ay daan réewam mu mere ci loolu réewum Sénégal. Moi je suis pas content aussi. Pourquoi je suis pas content. CEDEAO la joxuñu baaraamu tuuma waaye it Sénégal ndax CEDEAO booy xool réewum France la fi nekkal Sénégal ak Mali histoire moo dox seen diggante tax na ñu ñaar war nañu egg foofu. c'est nous qui est ici c'est nous. sanction yi nag yemul woon ci malien yi kese chauffeur sénégalais bi di wax ne sénégalais yi seen bopp ñoo ci gën a loru. sant yàlla bu baax a baax ndax métti woon na trop parce que doxatutoon liggéey bi doxee woon ak léegi par rapport dafa am différence bu rëy sa ñëpp gis nañ ko laal na malien yi mais laal nañu ñu nit. juróom benn weer ginnaaw sanction yi CEDEAO yëkkati contre Mali
ñu daal di dindi daan yi lee kuréel gi wax ne ñu foqati nguur ci réew Mali joxe neen ay firndeel nangoo dellu ginnaaw. Amadou Bari jaajëf naka noonu tam tegg bi teggi daan yi du ñoom ñi doon ay oto rek ñoo yoone seen mbir ci wàllu gu mel ñi itam di ay doomu Sénégal di yëngu ci mbirum secteur privé national bu Sénégal bi waa CNES ñoom itam seen kàddu jib na ci wàll gi Moxtala Kan di directeur exécutif bi kàddoom jib na dafa dal ci kaw CEDEAO bu baax moom jàpp na ne lu mën di xew woon a sax yóbbu ay daan ca Mali ba muy mel nii waaye jàpp na lu mel mënta amati mu dem ba sax gis ni dañoo war a jubbanti wat CEDEAO soppi doxin lu mënta ñàkk la loolu la xamle moo ne kon ganu kenn waas kan week El Hadji Malick Sy ñu teewlu kàddu. CEDEAO defe naa li xew nii laaj na ñu xoolal CEDEAO ni muy doxale yàgg na am ay mesures di jël waaye adduna bi dafa changé bu adduna changé institution yi nga gis yëpp ñi nga xam ne ay mbootaayu xeet la yu nekk ci àdduna yëpp dañuy réformer di xoolaat parce que day ànd ak jamono. te mesures yi ñu jël defe naa ne bu ñu ko ñu réforme bi woon duñ ko mën a jël parce que am na yu bari yoo xam ni juristes yi nga xam ne ay droit la ñuy def ak ñeneen ñi am nañ ko xoolee nee nañ am na ay failles am na yu bari loo xam ne li maanaam ku leen toppoon ba mu sori nañ xam ne nekkuñu ci dëgg loolu nag ñoom ñoo xam parce que moi je suis pas juriste mais en tout cas bu dee dañu ne àdduna léegi koom-koom mooy jiital réew yëpp koom-koom la ñuy jiital parce que fi ñu jógee dafa sori te fi ñu jëm xamaguñu lan la ndaxte Covid jaar na fi feebaru Covid guerre Ukraine jaar na fi nit ñi ñoo ngi jaaxle ci affaire dund bi ci àdduna bi yëpp ñu ngi jaar leneen ay yeneen ak yeneen dox fi bu loolu jotee da nga ki nga xam ne yow yaay jiitee mbootaay ay réew fukki réew ak juróom boo jël ay décision il faut nga xoolaat yow ni daa jamono doxee nga méngale ak loolu defe naa mais toog rek comme ni nga nekkoon en 1973 bi ñu la créé ba léegi ngay doxale noonu mais ne àdduna bi changé wu loolu c'est pas normal. boo yàqee alalu jàmbur ndax da nga jël décision boo xam ne bii dafa am koo doon ciblé te kooku moom yoonam nekku ci entreprise yoonam nekku ci ouvrier bi yoonam nekku ci boo demee ba alalam yàqu lu toll nii mën a déggante moom suba mu war a jàkkaarloo ak banque am jàkkaarloo ñi ko doon lebal ak yëpp il faut yow nga am accepter quand même jël sa part ci responsabilité nga xam ne li nga def moo tax loolu am donc mën a toog faxas ci say loxo dal ne en tout cas man li ma doon faj militaire malien yi laa doon visé sa yàqu na sa entreprise mën na la yóbbu fu ne yow ak ba justice alors damay toog la seetaan il faut ñu jéem a xool c'est une question de décence. mi ngi noonu muy kàddu ko Moxtala Kan directeur exécutif bu CNES la xibaar yi wéy lu soxal sax mbirum loolu nga xam moo soxal Mali ak tegg bi ñu teggi daan yi lenn ci doomu askanu Sénégal seen kàddu jib na jëm ci wàllu guddi mel moo xam baana moo xam way jëfandikkat yi tam ku ci ne indi na xalaat wa tam fi tabaski gi toll jege si lool ñenn ci askanu seen kàddu ak Emmanuel Dione. waaw sama xalaat mooy affaire bu rafet la ndax Sénégal Mali moom daanaka lépp benn la moom. bu ñu demee ba tijji frontière yi moom vraiment affaire bu nice la. waaw bu ñu ko ubbee xam nga xar yi dañuy jóge foofu di ñëw fii waaw loolu tamit lu baax la quoi ndax tey jii nii booy xool Sénégal tii ñi fi jaayee xar des fois seen xar yi day seer ba mu ëpp am na ñoo xam ne dañ ñaan dañuy xaar yi jóge Mali wala Mauritanie bu ñëwee tamit ñoo xam ne seen poche demewul noonu moom xar yi jóge foofu bu ñëwee nañ mën a am seen xaru tabaski quoi. di ko ubbi di ko tëjaat amul sens parce que li tax amul sens loolu affaire de intérêt lay doon parce que bi ñu soxlaa dañoo ubbi kon nañ leen bàyyi ñu liggéey seen liggéey ak la war ak la ñu war a liggéey it nag lekk ci lu war lekk loo xam ne ci kenn ci mën a am lu muy wax mais buñ ubbee tëj loolu moom vraiment amul sens quoi. rafetlu naa ko trop ci ñëpp a ko rafetlu parce que dañoo amoon problème mu xar léegi biñ ñëwee Mali day ñëw ci tool ñëpp a kontaan parce que xam nañ ni xar dana am mais li ñuy wax it nañ fexe ñoom it ñu wàññi seen xar yi parce que seer na trop fi ñu toll dëkk mi moom foo laal day métti fépp a métti nañ wàññi lépp nit ñi na ci jàmm loolu daal laay wax quoi. loolu je pense que c'est une bonne chose parce que bu dul dara Sénégal ak Mali yàgg nañ am ay liens yu baax depuis si temps colonial yi donc buñ ko ubbee dinañu arranger en plus de ça dugalante génneente yi ñuy def ak tamit opération tabaski bi borom kër yi ñu ngi wax ci xar yi affaire yooyu noonu je pense que c'est une bonne chose daal. en tout cas ñu ngi ciy kontaan di ko rafetlu parce que en tout cas c'était pas évident ñu gis un pays comme le Mali nekk suñu pays voisin yenn sanctions yi tegee ci kawam dañuy gis ne vraiment dana métti trop quoi mais après tout dañu saluer vu que levé nañ sanctions yooyu noonu parce que comme suñu pays voisin la vu les relations yi nga xam ni ma ngi koy entretenir ak suñu pays di le Sénégal
xam nañu c'est pas évident quoi parce que du woon lu yomb ci moom économiquement daf ñuy xaw a touché quoi parce que vu situation bi ni muy ñëwee nii rawatina ak événement tabaski bi nga xam ne la plupart des Sénégalais dañu am problème mu xar parce que situation financière bi demeewul noonu ak yooyu genre buñ ñu bàyyi li nga xam ne moom la Sénégal di produire kese mën nañu bañ a doy quoi c'est-à-dire loolu noonu mën na dem ba nga xam ni day xaw a cher ci nit ñuy jaay ay xar yi disponibilité bi day xaw a manqué ak yooyu donc bu ñu lever kii bi nii ak période tabaski bi ni muy jege seen nii ça va nous arranger incha allah. muy ay kàddu yu jóge ci doomu réewum Sénégal jëm ca Mali ak Sénégal leen boole histoire diggante yàgg na depuis président Senghor ak Modibo Keïta ca fédération du Mali xabaar yi wéy ci biir Ndakaaru ca Yoff ak lycée ba Nduppé Ousmane Sembène ay yàq-yàqu la fa ay waxambaane def ñu gis ni kenn kooku loxo ma nga ca biir lu leen moo tax rédaction bu rajo ITV delluwaat ca barab bu di mel nga di càmbar wàllu ana fu mu toll ci mbirum waxtaane commission discipline bi yar bu mu war a teg ci yooyu waxambaane def jëf ju di mel Pape Alioune Sarr delluwaat ca barab ba reportage. cours bi daal di xumb lool ci l'école bi nga xam ne ñu ngi koy joxoon baaraam. 11h ci suba bu mu jotee ñi nga xam ne ñooy ndongo yi daal di génn am ñoo xam ne si neex na ñoo xàmmee ndaxte sol nañ seen blouse ñeneen ñi moom dindi nañ ko seen xel yépp a ngi nekk ci vacances. ñu daal di dem ci 4e ci classe bi nga xam ni fii la ji bi amee ci biir table banc yi daal nañ ko defaraat waaye fenêtre yi mooy tax ba ñu xam lu fi xew. mu nekk benn scénario de crise professeurs yi daal di nekk ci conseil de discipline ngir xam yan mesure la ñuy jël te suñ sukkandikoo ci censeur bi di Bernard Dione sanction moom lu ñuy xaarandi la. ah waaw sanction kay moom mënul ñàkk parce que ni ngeen ko xamee même bu nekkee ci mbedd mi am na loo xamante ne soo fa yàqee moom da nga lay sanctionné sanction moom du ñàkk moom parce que ku yàq alalu mbooloo ah oui sanction moom dafa war a ñëw moom waaw parce que sanction bi moom mun a tax mu dox. waaye kan mooy Ousmane Dieye nekk élève bi nga xam ni atam toll na ci fukki at ak juróom-ñett moom mii fulaar daal di nekk ci boppam muy dindi lii nga xam ni mooy fenêtre yi nekk ci classe bi profil bi daal di sax jaaxal kii nga xam ni mooy censeur bi. ah élève boobu day élève ci classe bi la bokk rek xam nga man fii rek laa leen di gisee te man souvent bon c'est vrai que je suis sur le terrain. mais mënu ma leen xam ñoom ñëpp on a près de 3000 élèves vous voyez un peu donc xam naa ne élève la daal ci classe bi te laajte nañ seen professeur élève la ci classe yi. est-ce que yàgg naa def ay troubles wala c'est la première fois. bon maa ngi koy doog a kii nag moom parce que xaw ma ko exactement nii mais xam naa bu ñu def ay enquête war nañ mën a xool xam tuuti bon ku mu doon. lu mat ñetti junni élèves ñoom dinañ jàngee ci lii nga xam ni mooy lycée bu Yoff bu Ousmane Sembène lii nga xam ni xew na fi mu nekk guleet suñ sukkandikoo ci censeur bi waaye suñu xoolee ci miiru l'école bi réalisateur ak ki nga xam ni moom lañ tuddee l'école bi di Ousmane Sembène moom mi ngi sex ab pipe daal di fekkee scène bi nga xam ni bu mu doon dund mosu ko bind. Pape Alioune Sarr Ousmane Sembène am lu ko naqare ni noonee ko ñuy saytu lycée Ousmane Sembène ba ca Yoff amee naqaru xol xabaar yi wéy ñii dañoo bëgg naqaru xol gën ci ñoom ñu becc seen i pexe jëmale ko ci am koom mooy fexe ba tàggat leen ñoom soxna yi ndax formation rek moo leen ci mën a génne ba nu war a mën a defam koom ci ñoom li moo tax ñu jàpp ne kon bépp kuréel buy saytu mbirum soxnam da leen war a tàggat lu di mel moo tax ca Sangalkam waxtaan nañ wàllu gu di mel waaye itam fexe ba man leen a jàppale ci bépp anam bu mu mën di doon am na it partenariat goo xam lu mënta ñàkkal diggante commune ba ak soxna yi liggéey ci wàllu gu di mel ñu xuus ak faram-fàcce Babacar Seck. tàggat jéenu Sangalkam ngir ñu mënal seen bopp loolu bokk na ci mbébétu kuréelu waaw kumba soppar ñi meññeef yi lu ci mel ni fruits ak légumes waaye it broderie bokk na ci métier yi nga xam ni tàggat nañ ci jigéen yi. mun nañu wax ne dernière étape bu benn processus bu mag la woon mi nga commencé par jël femmes yi dajale leen jël femmes yi financé leen jël femmes yi tàggat leen ci wàllu formation nu ñu defaree karaw cere fonde nan la ñuy defaree eau de javel artisanal nan la ñuy defaree saabu artisanal nan la ñuy cuubee nan la ñuy defee couture ak broderie. ba ñu jógee ci loolu ba attesté leen presque 60 femmes dans le cadre de 5 formations daf ñuy permettre femmes yooyu liggéey yooyu ñuy def ñu wone ko donc commande bu ñu soxla rek
ñoom bu ñu ñëwee ci showroom bi dañ koy gis ñu mën a liggéeyloo femmes yi loolu dans le processus loolu la ñuy waxee chaîne de valeur c'est-à-dire que ñun début ba fin bi ñun ñooy nekk ci biir processus bi te loolu nekkoon na sunu mbébét parce que jàpp nañ ni jigéen pour mu autonome li ñuy wax autonomisation jigéen bi dañ koy jàppale dañ koy former dañ koy financer. meeru Sangalkam xam ne na ni dina joxe ab terrain ngir ñu mën fa tabax maison de la femme. kenn ku ne jàppal sa mbokk jàppal sa dëkk ndax ñoom ñooy lépp ñun nag tey li ñu war mooy liggéeyal commune Sangalkam mais ñëpp xam nañ ne liggéey boo gis góor baax na jigéen baax na te nag Sénégal kuy fal jigéen ñi ñoo la fal kon jigéen ñi bëgg nañu koo si jox 1 million mu def ko 3 wala 4 millions maag ñoom on a démarré à 200 000 francs aujourd'hui joxe leen 2 millions sur fonds propres parce que il faut mu leer sur fonds propres waaw te 2 millions yi tàmbali la incha allah. damay xool fu baax mayu ma terrain bu baax bu jot ay millions laa leen di jox bu fës bu nga may def R+2 maison de la jeune bu baax ñu def ko incha allah ci kàttanu yàlla ndax loolu mooy tax liggéey bi yomb. yéene groupement waa Kumba moo di ne boole kuréelu jigéen yi nekk ci Sangalkam ngir ñu mën a jëfe di waxee benn kaddu. jaajëf Babacar Seck leneen ci xibaar bi ngi soxal doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew di dem ak dikk say sa amee xew-xew ci Sénégal ñu bëgg a dellu ci mbokk yi tabaski dëgmal si na ñi nekk ci Côte d'Ivoire war a mën a jóge ci Ndakaaru waaye itam delluwaat foofule jóge itam ci Côte d'Ivoire ñëwaat fi nga xamu ci Ndakaaru wala sax ca Libreville waaye itam fi nga xam si moo kon doon yeen gox fu mel ni daanu Congo la ci aju Transair di ab compagnie privée ci wàllum aviation def lu ni mel di teg ay vol yu yees mu doon mbégte goo xamante ni bii doomi réew mi am nañ ko lool ba ñuy nag ubbi vol bu njëkk bi di ko dalloom sunu envoyé spécial mu nga ci woon Pape Ibrahima Ndiaye reportage. mu doon tànk yi njëkk ci vol bu njëkk boo xam ne benn compagnie privée sénégalaise mi ngi koy amal ñu bari loolu def choix bi tànn Transair war a jëm Abidjan Libreville Brazzaville. waaye balaa muy yegg ci capitale yooyu Transair jël na ay laafam yóbbu ko fi nga xam ne mooy Conakry Banjul Bissau Freetown Praia lii nag doon bébét boo xam ne ngi daal di ciy jaarale intégration africaine. bu ñu paree ci liaison bi ñu def ni lëkkale Afrique de l'Ouest ak Afrique centrale am na yeneen projet yoo xam ne taxawal nañ ko xalaat nañ ko te ñu ngi koy dox déjà ñu ngi xalaat dem ci pays anglophone yi fu mel ni Accra fu mel ni Lagos bokk na ci ay projet mais aussi Afrique centrale am na ci projet boo xam ne lu ñu nekk di togg la ak ñoo waa réew mi foofu noonu pour li ñu def ci biir ci Dakar fexe ba Dakar nekk benn sëlëbe yoon ci Afrique de l'Ouest ñu fexe ba def ko foofu noonu. mu doon ay destination yu bees ñi nga xam ne ñoo ko jël am mbégte loolu ànd ak ñoom ci li ni mel ndax ñu bari ci ñoom dañ doon faral di jël compagnie étrangère yi di ci am ay jafe-jafe. waaw Transair gis naa ni que vol bu baax la et que ni hôtesses yi sont vraiment compréhensifs kii am nañ accueil bu chaleureux xam nañ ñu waxee ak nit te ñu ñuy mettre aussi dans de très bonnes conditions pour que ñu mën a voyager tranquillement. ba ñuy dem wala sax ba ñuy dellu si Boeing 737-500 bu Transair dalal na nit ñu bari yoo xam ne fu ne la ñu bàyyeekoo sénégalais yi ñëw wuy si ngir nag feete li nga xam ne mooy tabaski. daf ñu dimbal lu bëri parce que dañ doon am jafe-jafe quoi pour ñibbisi ay fête ay tabaski nii. mu doon ligne bu bees départ bu baax waaye ñu bari ñi ko jël doon doomu réew mi di leen woo ñu daal di fonk bu baax lépp lu jëm ci wàllum waxtu ngir wéyal liggéey bi. daan nañ ci sonn trop quoi am na ñoo xam ne dañ daan déplacé wu jógee lu mel ni ci capitale économique bi Port-Gentil ñëw Libreville war a jël avion dernier moment avion bi am retard wala ñu annulé ñu am ay jafe-jafe fu ñu war a fanaan xam nga te def nañ seen programme ba pare te loolu vraiment niñ gisee Transair taxawee ko daal
bu yàlla defee jàmm daal lii continuer moom dootuñu am problème boobu. même bu fekkee ne def nañ ay waxtu ci biir avion bi waaye passagers yi rawatina sénégalais yi lii la ñu jàpp mooy tey jii am nañ benn compagnie africaine sénégalaise boo xam ne dina leen permettre ñu jóge Afrique de l'Ouest dem Afrique centrale waaye Transair bëggul yam foofu ndax nag bëgg naa dem ak roplaanam ci yeneen capitale yu nekk ci Afrique ngir bégal ñu koy jël. jaajëf Pape Ibrahima Ndiaye moo àndoon ak vol bu njëkk jëm ci Transair lëmbem ci biir Afrique naka noonu ambassadeur du Sénégal ci réewum Congo Brazzaville di Aboulo rafetlu lool vol boobule mu gis ni fukki junni ak juróom ca doomi Sénégal ñoo fa yeewoo kon fafal naaw gi di déqi dama ko ñëw lu am solo doon am na lu mu dénk Pape Ibrahima Ndiaye. ci période tabaski lañ nekk ñu bari dañu bëgg dem julli après tabaski ñu ngi waajal magal ñu bari dañuy dem Sénégal fii bari nañ Sénégalais yu fi nekk yàgg nañ fi waaye nag duñ gëj Sénégal donc bu ñu amee compagnie sénégalaise buy desservir capitale bi ak certainement toutes les autres villes du Brazzaville rek parce que am na ay Sénégalais yu bari yu nekk Pointe-Noire ñeneen ñu ngi Dolisie ñu ngi Kaay ñu ngi ci yeneen dëkk yi Oyo ñoom ñëpp dinañ ñëw fii ci Brazzaville jël Transair donc loolu mbégte la aussi ça contribue renforcement relation entre Sénégal ak Congo comme ni ngeen ko xamee diggante ñaari dëkk yi c'est une relation forte d'amitié parce que bari na Sénégalais yu fii nekk depuis des années depuis presque un siècle dafa am aussi ay Congolais yu nekk Sénégal te suñu diggante entre les politiques aussi nous avons d'excellentes relations diggante président Macky Sall ak président de Sassou Nguesso ñëpp xam nañu c'est des rapports de fraternité. xibaar yi wéy ñu xuus waxtu lu soxal li nga xam si moo di kon defar bu doon defaraat cathédrale bu Saint-Antoine de Padoue bu Ziguinchor rafetlu la ko mbooleem taalibe chrétien ci gox ba daal di am ginnaaw ay at yu nekkoon ci chantier léegi noppi na ban dalloo ko mu dellu soppi xar kanam ci kanam mbooleem taalibe yi ñu xuus ànd fa correspondance Assane Ba. cathédrale Saint-Antoine de Padoue ñu classé ko patrimoine mondial de l'UNESCO léegi nag am na xar kanam gu bees ginnaaw bi ñu ko defaraatee muy defaraat bi nga xamante ne dafa bokk rek ci modernisation bi nga xamante ne ñu ngi koy moderniser des sites et cités religieuses bi nga xamante ne njiitu réew mi tàmbali na ko moom nag ñi nga xamante ne ñoo di communauté chrétienne bu capitale du sud dañ ko rafetlu bu baax. Et je suis heureux que nous puissions aujourd'hui. maa ngi am mbégte bu baax a baax daloo liggéey bu rafet bi nga xamante ne ñu ngi koy daloo tey même bu dee des na lu tuuti ndaxte war na dem ba yegg di sant ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ si bi ñu sàkku woon ci njàppale njiitu réew mi ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la nekk di liggéeyal. Le concours du chef de l'État et de tous ses collaborateurs. mu ñëwoon teewal njiitu réew mi ci cérémonie de réception bi secrétaire d'État au logement nekk tamit maire bu Niaguis rafetlu na bu baax œuvre architecturale bi nga xamante ne dina yokk bu baax jaamu yàlla yi nga xamante ne fidèles yi ñu ngi ko doon jaamu yàlla foofu. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, en rendant grâce, nous avons pu observer la satisfaction. yéen sama mbokku diine yi ginnaaw bi ma leen sante gërëm leen bu baax gis naa mbégte ci seen kanam ginnaaw bi ñu dalloo cathédrale bu yanj bii nii lii nag mu ngi bokk ci programme bi nga xamante ne njiitu réew mi da kaa yëkkati ngir taaral bërëbu jaamukaayu yàlla yi ci biir réew mi liggéey bii nag rafet na bu baax a baax. cathédrale Saint-Antoine de Padoue daanaka beesaat na tax mu nekk li nga xamante ne muy mbégte bu rëy a rëy lii nag dina tax ba ñi nga xamante ne ñoo doon ñëw fii di jaamu si yàlla nañ ko si defee si anam yi nga xamante ne ay anam yu mucc ayib lay doon. À l'expression de notre foi dans le respect de son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. bërëb bi nga xamante ne am na tey téeméeri at bokk na ci fierté Ziguinchor ak Casamance yëpp. Nos vifs remerciements au chef de l'État. ci turu mairie bi yëpp ak askanu Ziguinchor ñu ngi gërëm bu baax ki nga xamante ne moo di njiitu réew mi ci initiative bu rafet bi mu am mu taaralaat bërëbu jaamukaayu yàlla bi cathédrale Saint-Antoine de Padoue nekkul patrimoine kese commune bu Ziguinchor waaye tey patrimoine Casamance lëmm la. qui fait la fierté de toute la Casamance. ginnaaw bi nga xamante ne defaraat nañ cathédrale Saint-Antoine de Padoue église bi mu ngi sàkkuwaat rek ñu defaraat fi nga xamante ne moo di presbytère bi.
jaajëf Xasan Ba wax ci leneen ba tey soxal mbirum diine jàpp leen ni kon léegi taxaw na prix boo xam dañ koy duppee prix international du Coran maanaam xarañaay ak njàngum alxuraan ñu ngi ko duppee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul comité d'organisation bi saytu wàllu gu mel woote woon na ca mosquée Massalikul Jinaan fi ci Ndakaaru Jili Ñang mi woote lu mel ma ngay ñëwaat dëgg-dëgg ci li xew ak nam ko nasee la mu dénk Cheikh Sall. waaw particularité bi mooy. bii bu doon tey dañ koy tënk ci li anglais yi wax all in one mooy dañ cee boole ñetti bii dañ cee boole ñetti branche bi lan mokkal alquranul karim def science islamique man koo firi waaye boole ci yéen mokkal alquran man koo tajwid mu ànd ak jàng mu rafet mu neex boo xam ni moo ëpp ci li concours yi ñu amal ci àdduna bi ak fii ci Sénégal waaye ñu dolli ci nag ñi nga xam ne tey mokkaluguñu alquranul karim te bëgg leen a soññ ñoom itam ñu ngi góorgóorlu am fukki hizib ñoom it dañ leen caa boole moo tax ñetti mbir la boole kon all in one la maanaam ñett ci benn mel na fii ci daal benn saan daal nga rayete ci picc yu bëri loolu moo ko wuti léegi bëri en même temps it dañ ko internationaliser ki ciy mën a bokk mooy lan bu dee ci farax bu njëkk bi mooy banqaas bu njëkk bi mooy ki mokkal alxuraan yaa cay mën a bokk waaye mokkal alxuraan rek du ca doy waaye da nga koy mën a tafsir boobu branche moom la ñu waxoon mooy firi ko mën a firi alxuraan boobu dañoo wax ni ka ciy bokk it lu mu gàtt na am juróom-ñaari at ba ak fanweeri at waaye bu mu weesu fanweeri at bu dee bi ci topp muy mokkal alxuraan te mënoo koo tafsir moom it da nga am juróom-ñaari at waaye lu mu gàtt lu mu bari bu mu weesu ñaar fukki at bu dee bi ci des ci suuf nga xam ni ñi ma ko lugoon la bu cee bokk ku ne da ngay am juróom-ñaari at waaye bu mu weesu moom itam ñaar fukki at nga xam ni ñaar yooyu ñoo toll loolu nag alhamdulilah am nañ 35 candidats ginnaaw sélection nationale bi ak internationale bi am nañ ndax bu jógee national bi sax lañ lu xool tey ndax international bi am na ñaari pays yu ñu ciblé yoo xam ni incha allah dañ ci bokk kenn gi sax yónnee na candidature am muy Mauritanie. leneen ci xibaar benn ponk lay doon soxal bitim réew mi ngi soxal réewum France jàppale ni fi ñu toll nii jàppale ni njiitum réewum France Emmanuel Macron ginnaaw législative yi ñu génn bari ki démb daal dinay woo ñii di am ay représentation yu am solo ci pencum ndaw réew moom waaye tam gouvernement bu yees bi nga xam tam taxawal na ko ndax gouvernement da ko xaw a daal di laal tuuti am na juróom ñoo xam te ne génn nañu lu mel kon tax na ba ña ngay def kem kàttan nag ngir waxtaan ak ñoom ba tegaat li nga xam si moo di France te noonu ko bëggee muy waxtaan bu njëkk boo xam am na ñu war nag kon song li nga xam si moo di liggéey bi ndax leen di xaar du lu ndaw kon waxtaanee ko mënta ñàkk doon te Emmanuel Macron jàpp na ni am na ñoo xam xëy na ñëw ñu waaye lu mën di xew daal mooy moom woote nam ngir dialogue waaye tam waxtaanee France ban leen dénk ku ne war caa mën a dugal loxoom. enquête altine ji di gëstu bu xóot bi rédaction bi di àndee ak yéen Younoussa Guèye tey ma nga xuus jëm ca Kédougou dëkk ba nduppee Tankonto foofee jàppale ni kon ña ngi fay mbelli gànjar or bokk na ci la cay ballem waaye ndekete yoo nekku ni ay entreprise minière yu mag rek ñooy mbelli foofu lépp or ndekete yoo ñeneen ña nga fay dugal seen loxo ay sénégalais ak yeneen doomu Afrique jóge fu bari ci sous-région bi li ñu jëfandikoo jëmtukaay nag jafe-jafe yi tax na ñàkkum kaaraange itam la fa mën a indi ay loraange sakkan ñu xuus ànd Younoussa gi reportage. Tenkoto doon village bu ñëpp ràññee fii si Kédougou ndax suufam su naat ak wurus mi ngi bokk si commune bu Sabadoula département de Saraya digganteem ak Kédougou toll ci 77 kilomètres fii góor jigéen mag ndaw ñëpp a yëngatu ci wutum wurus li li tax gone yi ngir ñu jëkkale seen jàng doon lu jafe ñëpp ci ñoom dañu teel a bàyyi l'école. fii ci Kédougou lépp ci ñuy yëngatu ci wutum wurus ñu ngi bàyyeeku Guinée Burkina Faso wala Mali looloo waral jënd ak njaay dox lool fii ci dëkk bi. xaalis bu bari bi nekk ci wurus tax mbay doon lu ñu sàggane fii waxtu wi daje fekk nit fii ci Tenkoto doon na lu jafe. ñëpp a ngi daje fii ñuy woy jura nga xam ne fa la ñu yaakaaree dajeeg wurus wu leen tàqaleeg ndóol.
kay. oui soo waree di ko bu ñu samp jot na toolandoo ñu waree ko. depuis 2015 ba léegi maa ngi fi. depuis 2015 ba léegi. waaw liggéey bi naka lay demee. phase bi ñu toll bonne phase la nii. temps bi gars yi jël suuf pour yóbbu quoi. waaw léegi bu koy boo si machine bi après classeur moo koy dëbb. waaw 30 minutes ngay daw nga fëgg tapé bi xool. waaw xëy na quoi des fois ngay daw am tuuti loolu ngay dagale presque 8h ba jusqu'à 19h. ok nga wàcc. par étape la quoi. nga wàccee waaw. après nga wàcc yow produit def ci affaire yi génne des fois nga échec des fois nga réussir. d'accord lay demee quoi des fois. rajo bi est-ce que mu ngi dox parce que yaa may wax sànq ne. moom dox bi moom Sénégalais yi bëriwuñu fi noonu. pour l'instant nii moom daa xaw a dëgër yaram parce que ndox bi amul xam nga ndox moo koy liggéey peut-être taw bi par rapport ak jamono bi du nekk benn quoi bu doon taw bi mi ngi wàcc. waaw kon jafe-jafe yi ndox doo ko am bu yàlla gi tey daal lay xaw a tane fa tuuti quoi mais après bi moom peut-être bu dëgër la si. mais yaa ngi ci gis sa bopp saa yi. non si parce que maa ngi gis sama bopp kay maa ngi ci maa ngi dundal sama famille di lekk di ci naan di dundal ay yeneen jaay yàlla tamit ñëpp a ngi ko waaw chaque mois ñu si yóbbu des fois nga am perte ba xalam ko ci suuf ay 1 mois nga perte mais mën nga gagné tamit benn semaine li nga perte lépp ci 2 mois yooyu. mais par rapport ak organisation bi ak gouvernement beeg yooyu. non instant doo leen am benn jafe-jafe. non benn jafe-jafe dala xanaa waa contre économie ñoo fiy ñëw des fois ñëw fekk la nga vide ñu forcé la bëgg la fayloo nga xaw a bañ ñu rasu jël sa matériel yóbbu sama temps yi passé am na suñu gars yu ci arrêté woon ci genre yooyu quoi. jigéen ñi ràññeeku lool ci jura bi di or ak anam yu métti léeg-léeg sax ñu am ci ay feebar yoo xam ne lu koy waral mooy produit yu bon yi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci wurus wi. Younoussa Gueye jaajëf fay tam jaa ngeen jëf ci ànd bi ñun ci TV lii mu tëj xabaaru marax yi ñu bàyyi nag bloc d'information bi la total Abdourahmane Ly ak ganam ba ci kanam incha allah 19h45 xabaar ci français Khalifa Diakhaté jaa ngeen jëf.